auzu billaahi mina sheytaani rajiim mbokk àddina rawatina na mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu baax di rafetlu na jataay bi parce que man seen chroniqueur dama ñëw tey pour waxtaan yéen bi muy nag première partie bi jàll c'est que dafa fekk ne nit bu nekkee ay nit comme xel yi tolluwuñu war nañuy waxtaan suñu biir pour di mën jubbanti ci koy pour mën parfaire suñu àddina ba ëllëg xale yi gërëm ñu ci am solo quoi parce que ñun li ñuy war dund ñun tey suñu doom waruñu ko dund ëllëg donc loolu tax ñu jóge nii te chaque lundi aussi bëgg nañ leen présenter à 16h benn thème boo xam ni dina leen neex et puis da am solo ci yéen am solo ci ñun parce que nit boo defee daal nit jëriñoo ko rek tuyaaba la ci yow ku koy def tam bu ko jëriñoo tam par exemple tuyaaba la ci yow ki war a ñëw ëllëg donc di ko rafet lu baax tey nag dafa fekk ne dañ bëggoon waxtaan ci loo xam soo seetee sax thème d'actualité la ndax ñu ngi jublu ci jëm ci campagne te askan bi war nañ xam seen bopp homme politique aussi war nañ xam seen bopp parce que dañ dem ba ci bi da nga yaakaar sax jeu de dupe la parce que naxante la naxante boobu na leen bëgg éclaircir léegi ñi ci doon nelaw ñu yee leen ci ba tax ëllëg ñu xam lan moo tax ñu war a sànni seen carte ki ñu sànni carte mu ko sànnilee carte ba mu jiite aussi moo wax tax mu xam lan moo war a tax par exemple mu respecté askan bi donc dugg ci loolu nag mooy indi ne ki ñuy jiital tey ñu tudd ko politicien d'abord citoyen la woon d'abord comme citoyen koy fal mais dafa fekk ne nag ay mbooloo buñ toogoo ñu war a defar dara il faut moom ko jiitu te buñ nekkee nga départ ak sa programme bi nga xam par exemple moom ngay yaakaar moom nga mën a defaree askan bi ñëw tegal leen ko ñu jàppale la ci kon dafa rafet ci par exemple bu ñu la falee ba pare loolu nga xool aussi nga respecté ko boo ko respecté woon par exemple tooñ nga ñi la faloon wala par exemple waxoo leen woon par exemple loo mën kon boog da ko day mel ni da nga ko teg ci nar ba falu waaye nag loolu aussi askan bi ñoom ñoo wax xam seen bopp parce que nit ki nga fal li mu yor ba tax nga naan daf ciy tedd ñàkk la fedde la yow yaa ko jox yaa ko moom kon boo nangoo ñu lay def sa alal kon yow la neex kon askan ñoo war a xam seen bopp ci naan ke ku ñuy falate ñu xamal ko lu baax ni parce que lii ñu la jox ñun ñoo ko moom dañu jox pour nga jiitu dañuy doxalal mais boo bala nga ñuy doxalal dara aussi waxtaan ceeg ñun wax nan nga ko tegee ak nan nga ko defee boo ci defaree ba pare aussi ne lii laa ci defar lii laa ci dépensé lii ci des au moins ñoo xam ne parce que respecté nga leen parce que li taxoon ñu fal la rëccuñ ko mais ñoom aussi par exemple ñoom ñuy falee dafa rafet ci par exemple nit bu ñëwee ne la dama bëgg nga fal ma ça veut dire dama bëgg li nga yor nga abal jox ma ko ma téye la ko loo soxla ma defal la ko mais kooku bu ñëwee wax la loolu ba pare di la am ma may la 10 000 wala kaay ma may la sabar wala kaay ma may la ay jàng wala kaay ma may leen soirée yow tiital parce que kaay ma dénk ma sa alal kese bu jaree ma may la soirée rek yow tiital ko xam ne ak kooku ñëw pour def loolu askan bi ko tug may bopp ma ko yëkkati parce que encore ay politiciens bu fekkee débat d'idée daf leen boole ba tax ñu war cee xeex rek askan yëkkatu leen mais seen bopp leen yëkkati parce que bu fekkee ne parce que askan la yëkkati ku ne day exposé li mu xalaat ni noonu lañ ko defaree kee tam teg li mu war a defaree ñoom askan bi xool ban mu ci gën a yelloo maanaa ñu jël adopté ci boobu votel kooku mu jàll pour ëllëg mu jaaral leen ci yoon kon boog askan bi moo war a xam seen bopp politiciens yi xam seen bopp naxaate bi jeex et puis il faut les gens comprennent que surtout politiciens yi war a xam ne dañu war a dee dañuy dee ëllëg quoi parce que bu koo gis tey rek am nga maam boo xam ne xamoo koon di nga mës a nekk maamu nit te xamu la yaa ngi kon loolu mooy wane ne par exemple tôt ou tard suuf nga jëm mais li am solo sa dund nag mooy nga liggéey loo xam par exemple boo dee ku romb sa bàmmeel gërëm la ndax laay jaay de mu tëdd ne et xaaral ma ñaan ak parce que liggéey nañ lu bare bari tey lee ñu am tey par exemple moom moo tax ñu am ko tey loolu dafa am solo ci dund nit muy ci politique ak leneen lu ne dafa am solo ci dund nit nga nangu wax dëgg parce que su ma déggee ñu naan souvent politique duñ ko def politique dafa salté déedéet politique mosul salté ñenn ñu ko def ñoo salté ñenn ñu ko def ñoo amul ngor ñenn ñu ko def ñoo amul maanu pourquoi parce que bu fekkee politique lan la parce que politique moo war a dugal nit àjjana mu teg comme alxuraan wax dëgg teg ko ci dëgg nangu dëgg
lépp loo xam ne yor nga ko par exemple askan bi séddoo ko équitablement et puis ngay fexe di prôner le mérite parce que sooy prôner le mérite sa mbooloo mi nga nekkal da tax ku ne day góorgóorlu pour exceller pour mën a taxaw ci position kële ëllëg kon day tax ñuy góorgóorlu donc bu ñu demee nag ba ngay jël parti préchance parce que kii sama rakk la wala sama frère la wala sërëm suma gel la wala lii wala tax ngay def yenn yoo xam parce que askan gisu seen bopp yaa ngi tooñ yàlla yaa ngi tooñ askan bi te loolu ëllëg yëpp par exemple li am solo mooy mujj gi mooy par exemple yàlla la ñuy dem pour mu àtte ñu te dafa ne suñu àtte par exemple di jël sa tuyaaba yow di fay ñeneen ñi loolu politicien bu ne war na ko daw moo tax politicien dëgg dafa war ragal yàlla muy dëgg ci moom parce que am naan souvent booy fal nit c'est très important comme jabar la rek booy takk jabar na jekk na rafet waaye boo demee ba takk des gëstul jikko ji mooy politicien bi bu ñëw présenter un programme daf koy def pas moom kenn mooy toog def ko mais di toog a indi def ko kon programme mën na rafet goo xam ni après nag léegi nag gëstu jul moom waa ji kan la soo gëstoo waa ji kan la nga xam nan la màggee nan la yoroo nan la nekkee di nga mën a dem ba xam ne par exemple yelloo naa voté li mu présenté wala yelloowul voté li mu présenté donc ce qui dit que chaque fois bu ñu demee bay jël benn nit war ko jiital rafet na par exemple programme moom rafet waaye nag dañ dem bëcc bi su ne ba war ko fal nañ gëstu jikkoom parce que ma gis États-Unis gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi jànguñu alxuraan mais bu ñu demee bay fal président ñu fal ko sax suñ ko falee ba pare ñu gëstu ay dossier am gis ci dossier yi am na benn jour benn mois boo xam ne mës a toog fayul mbindaanam du falu te ñoom gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi kon jikko jooju ñun ñu gëm yàlla yonent bi par exemple jàng alxuraan te muy dëkk ci ñun la ñu woote parce que dañ naan Sénégal ak 95% de musulmans la ak chrétiens yi nekk fi ñoom ñu gëm yàlla ñun ñu gëm yàlla ñu àndandoo yor Sénégal nga ko rafet na ci trop par exemple ñu doxal dëkk léegi nag damay yem ak yéen fenn attendant ñu def tuuti micro trottoir génn ci benn mi wax ak askan bi suñu waxee ñoom recueillir par exemple sama xalaat nan lañ ko gisee après ñu dellusiwaat na pour tontu ci yenn questions yi parce que vraiment lii nag dañ ko tàmbali tey mais def leen seen xel ne chaque lundi à 16h boo leen ñu jàppee di ngeen jot benn thème bu na war a débat kon boo ñu dem ci mbedd mi discuter ak askan bi. Bonsoir madame, selon vous, quelles doivent être les relations entre les hommes politiques et les citoyens? Bon, pour moi, ça doit être une relation de confiance, surtout. Mais dañoo constater que fii ci Sénégal c'est politiciens yi dañuy utiliser nit ñi dañuy xool ñu jàngul ñu dig leen yaakaar ni dinañ leen dig l'Eldorado bu ma la falee dinaa la defal nii dinaa la defalee jox ma sa carte et tout ba ñooñu am confiance ci ñoom ñu trahir leen te normalement ça doit être une relation de confiance du donner et du recevoir moo tax pour moi. Donc pour yow lan nga xalaat que ni politiciens yi ñoom ñoo ñu utiliser wala ñun ñoo leen di utiliser. non politiciens yi ñoo ñu utiliser ndax ñoom ñooy dëkk ci kër yu rafet yi ñoom ñooy dawal oto yu rafet yi ñoom ñooy am privilège yi. ñun ñu taxaw ci naaj bu tàng bi di leen voter di leen kaasal kon ñoom ñoo ñuy utiliser amuñu ci dara rares sont les politiciens qui tiennent parole très rares même bon wala si ça existe gisaguma ko de pour man. Ok mais c'est vrai que dañuy dégg période élection ñoom ñëpp da nga leen di gis sur le terrain mais après élection yi passé rek képp koo si woo téléphone doo ko mën a jot lu waral loolu noo leen koy dundee. balaa may tontu ci question boobu damaa bëgg nit ñi changer mentalité. ndax yow nit ki balaa nga koo gis rek mu soxla la yaa ngi dégg léegi li waral loolu mooy que politiciens yi dañoo xam sénégalais yi dañoo xam ni ñun dañoo bëgg ku ñuy dig ñun ci boppam ñoo soxla ku ñuy nax moo tax bu ñu soxlaa rek nañuy ñëw waaw dinaa la defal lii di def porte à porte politicien bu élection jotee dañuy ñëw ba ci yow mais bu ñu amee li ñu bëgg waxuma la woo téléphone sax waaye dañ lay romb ci télé bi mel ni ku la xamul. kon vraiment ñun war nañoo changer mentalité xam ne ñii ñoom ñun li ñu bëgg dëgg ñun ñoo ko mën a defar suñu bopp mais pas les politiciens parce que ku ci toog assemblée nationale sa bopp moo lay tax a toogal wala sa poche wala sa askan kon vraiment il est temps que les Sénégalais grandissent et sachent que vraiment réew du politicien kese ko mën a defal ñun ñoo ko mën a defar suñu bopp vraiment. merci beaucoup madame. asalaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam. ñu li sa xalaat nag ci wàllum politique bi nag ak nit ñi nu ñuy dundee politique bi. waaw wàllum politique bi de moom man ni ma ko gisee yaakaar naa ni ku nekk sa bopp nga fi nekkal xam nga lu tax ma ni la ku nekk sa bopp nga fi nekkal ñoom buñ faloogul dañuy ñëw ci société bi di fréquenter société bi
jege leen lool mais buñ xasee ba am pouvoir sensé fréquentation dëkk Almadi quartier résidence yi rek baa doole yi gën a tumranke loolu dong laa fi gis nag régime Senghor régime Abdou Diouf régime Ablaye Wade ba ci Macky Sall waaw mais war nañu mën a gëstu askan wi bu baax a baax a baax a baax parce que sonn nañ ñu ngi souffrir bu baax a baax a baax vraiment. askan bi daal dañoo sonn daal loolu ngay digal daal léegi lan ngay wax waa askan bi ak élection yi waaj a ñëw. gis nga élection yi waaj a ñëw ku nekk war ngaa waajalaat sa bopp su fi que ne ñi ngi naan sacrifice am na xale yi ñuy rey xale yi ñuy sàcc. sàcc xale yi temps yi dafa xew. waaw xale yi ñuy sàcc mooy li ma la wax rek nga jaar ci salabu yoon nga jaar ci nga gis fa ñu teg fa legat teg fay nen ainsi de suite te alalu àdduna jëru ko nguur jëru ko day jeex mais lenn rek laay dénk askan wi ñu yor seen carte électeur ba élection yi ñëw ñu xool ku leen ko jaral ñu jox leen ko parce que wax dëgg yàlla Sénégal ñu ngi souffrir. jërëjëf sëñ bi jërëjëf waa site bi sant nañ la gërëm nañ la merci. léegi ban message ngay lancé. li ma leen di lancé rek mooy pour ñu bàyyi étudiantes yi ñuy sonal ak étudiants yëpp parce que ñoom dañuy jël seen doom yi yóbbu leen extérieur ñuy jàngi léegi ñun ñi nekk Sénégal ñu bëgg ñu fowee élection su ñëwee ñu ñuy neexal ñu leen di topp après liñ ñu doon wax duñ ci def dara quoi loolu rek laa leen di lancé ñu bàyyi seen xel yi ñuy fowee daal. ñu bàyyi seen xel yi ñuy fowee yow dinañ la jàpp. waaw dinañ ma jàpp. naam soxna si lan ngay ñax askan bi. ñu am fulla rek xam ni ñuy voter ñan la gouvernement bi aussi ñu gëstu ñi nekk seen ginnaaw ak ñi leen di voter leen bàyyi xel bu baax. te dañoo war a jàppale tam néew ñu doole yi. jàppale waa néew ñu doole yi bu baax tamit waaw loolu moom da bàyyi nag doomu jàmbur yi ñuy sacrifier. merci. tonton naa def. ça va sant yàlla. lan ngay wax ci askan bi ci politicien bi ak askan bi lan mooy ci sa xalaat. waaw loolu moom sama xalaat mooy que politiciens yi ñoo minoritaire ci dëkk bi population bi ñoo leen ëpp fuuf waaye ñoom dañoo mel ni que ñoom toujours ci nax ñu lañ dëkk depuis avant ñuy am indépendance ba ñuy am indépendance ba jusqu'à présent suñ kaw la ñuy nekk te léegi nag ñun dañ nit ñi askan wi ñoo war a yeewu xool ñi leen amal njariñ ku leen amal njariñ ñu topp ko ku leen amalul njariñ di xalaat ci ñoom lool lekk ak lool naan duñ dem fenn te su kanam borom moo koy fajal boppam waaye tant que ñu ngi leen topp suñ ñuy xiifal di ñu may ay benn saaku ceeb diwlin ñu topp seen gannaaw toujours ñoom ñoo ñuy gën demin imaginel sew sa carte bi yow la soon ko wotale mooy kaay mu gën la demin wotal mu gën la demin may dem foo dul dem di lekk loo dul lekk di naan loo dul naan te sa carte moo ko jox soo xësee ba nekk ci kaw mënatoo ko jot. yow kan ngay voter foo bokk APR wala. non man dama neutre man je suis apolitique mais sama carte jour voté damay xool fu mu utile ma def ko waaw fu mu utile rek ma def ko foofu loolu. jërëjëf merci beaucoup. li may wax daal politique li may dënku politiciens yi nañu respecté doomu aadama yi lépp lu ñu am doomu aadama yi leen ko jox ki jël sa carte votel la soo toogee ba nekk ci donkaasi gi gestu ko xam ne peuple bi sonn nañu te yéen ñoom ñoo leen fi teg da ngeen war a liggéey pour askan wi mais pas liggéey pour sa poos wala pour sa njaboot wala pour say mbokk te loolu moo am ci dëkk bi ku xës ba falu rek say mbokk say proche ñooy nekk ci donkaasi gi le reste toppatoowuñ am na ñoo xam ne suñu xëyee duñu añ ou bien suñu añee duñu reer am na ñoo xam ne ci biir ndox mi la ñuy fanaan yow nga nekk sa immeuble bu rafet sa kër gu rafet te pourtant carte kooku moo la fa teg il faut que yooyu ñu koy xalaat boole ko ci waaw. jërëjëf papa merci beaucoup. Fallou Gallas Baye Mbène ñu ngi lay nuyu bu baax di la laaj que ni nan nga gisee askan wi nga xamante ni ak politiciens ñun ñoo leen nax wala ñoom ñoo ni nax lan nga gis ci loolu. D'abord merci si li nga ma jox micro may ma opportunité ma wax politiciens je pense que ni dañu nekk di fooyee suñu xel bi parce que yow soo xoolee actuellement nii rek nga xool situation jàng bi si ngay xamante ni ñii dañuy fooyee parce que man mënu ma concevoir ñii di jàng ñii jànguñu te ñu ne dañoo bëgg un pays émerger mais un pays balaa muy émerger ñu commencé si éducation bi loolu defe naa ne suñ politiciens yi
si loolu la ñu war a njëkk a commencé moo gën ñu nekk di def politicienne boo xamante ni amul benn sens nekk fii di politique di nax nit yi loolu kese lañ fi nekkee mais lu ëppoon solo mooy que ni ñuy régler problème éducation bi instant bi loolu mooy priorité je pense que ni loolu la ñu war a def pour suñu bëggee suñu pays gën a émerger nañu régler d'abord problème mu éducation bi je pense que ni loolu suñu fa commencé rek lépp dina baax. ana man question moom ngay laaj. bon question bu may du ma ne sax question man damay wax sama xalaat si sénégalais yi avant tout sénégalais yi nañ bàyyi wax bi balaa avant dara ñu jëm liggéey ñi liggéey ñi jàngi bàyyi le président faire son boulot le président moo ngi liggéey mais ñu nekk ci ginnaawam ñoo liggéeyul ñu nekk ci ginnaawam ñoo war a liggéey su ko defee dëkk bi mën a émerger parce que nee nañ Sénégal plan émergent boo xamante nii ñun ñoo ngi si école ñun privé lañ nekk ñun ñoo ngi jàng mais am na suñuy camarades yoo xam ne jànguñu te loolu sincèrement parlant neexul quoi ñun suñu sañoon ñun nu ñuy nekkee si classe di jàng suñu yeneen camarades noonu la ñu nekkee di jàng parce que année dafa gaaw octobre ba ñoo ngi si mars léegi mu jeex imaginer ñu war a def baccalauréat ñoo xamante ni leer na la duñu pare seen programme sincèrement daal ñoo ngi lancé un appel gouvernement bi di lancer un appel tamit les enseignants surtout les enseignants ngir yàlla les enseignants yu nekk ci fonction publique bi dem leen ngeen jàppale yeneen élèves yi ñu jàng parce que soo leen jàppale yeneen élèves yi ñu jàng ñun ñii di nekk ci privé yi tamit sunu année am na nu muy demee invalide lay nekk je pense que ni loolu daal moo nekkoon sama remarque. merci beaucoup Fallou Galass. papa na nga def. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. nan nga dundee politique bi askan bi politiciens ni ñu utiliser askan bi. man de ni ma leen gisee mooy baaxuñu parce que nit balaa ngay baax da ngay ragal yàlla d'abord yaru gisuma ko ci ñoom ku ci nekk ci ñoom boo xëyee wala nga gont nan ngay def ba nax nit ñi faj say aajo nekk ci li la neex lay sàcc fen lay man loolu laa gis ci politique gu Sénégal gisuma ci benn dëgg lu amul dëgg nag baaxul. lan ngay lancer message sénégalais. sénégalais ñu seetaat seen bopp xool ba gis nitu dëgg te jafe na parce que amul. mun nañ ne amul ñii ma gis ñëpp ci terrain politique bi seen bopp la ñuy xëyal di leen gontal ku la wax lii ren bu déwénee mu wax la leneen lu safaanoog loolu lu dul seen intérêt bopp gisuma ko léegi nag nit ki bu amee ful la doo jóg di dox ci loo amalul njëriñ surtout nag loo xam ne yàlla bëggu ko muy fen lay sàcc en résumé loolu lañ fi nekkee gisuma fi leneen man waaw. jërëjëf sëñ bi merci beaucoup jërëjëf ñi ngi gërëm Anta ak Chacha bi ñu demalee ci mbedd mi ànd ak Georges ak suma boy bi mën naa ne sama doom la sax parce que bi mu nekkee ñoo àndoon dem ci tali bi waxtaan ak askan bi recueillir seen xalaat ni ñu gisee par exemple thème bi parce que ku ne gis na ci xalaat mais content naa parce que j'ai compris par là que ñoom li ñu wax yi presque dëgg la mais leen rek a des moo duñ ko appliquer bi mooy que par exemple j'ai vu que dañ ne politiciens dañuy nax effectivement yenn politiciens dañuy nax parce que ñëpp mënuñu bokk yem pomme de terre saako pomme de terre bu nëbee sax boo dajjee fekk ci benn bu baax donc ñu def attention ci ñi nax mais dafay mel ne aussi askan bi ñu nangu leen di nax parce que nit bu ñëwee proposer la dama bëgg ngeen fal ma ñu fal ko ci quartier bi wala ci région bi wala au niveau ministériel wala ci député wala ñu fal ko président mais dañuy suñu bët di gis parce que lépp lu muy doxal dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a yëg bi mooy dañ ko war a yëg ci santé faju dañ ko war a ci njàng mi dañ ko war a ci li ñuy lekk ak fi ñuy dëkk parce que quatre choses yooyu dafa nekk loo xam ne askan bu ne dañ ko jëm war a wutal ñi ku ne dañ ko jëm war a jëm wutal teg ko ci conditions yi léegi nag la ca des su la wutalee dëkkuwaay par exemple fauteuil yaag marbre yaag peinture yi rafetee kooku yaa koy sàkkul sa bopp kooku yow la mais la politique devait être que chaque citoyen dañu war a fexe nu ñu def ba chaque citoyen am un toit chaque citoyen bu bëggee faju aussi mën a jóg faju ji chaque citoyen par exemple bu doomam jotee war a jàng ñu fexe ba jur bu ko mu jàngi chaque citoyen parce que da ngay gis ay nit koo xam par exemple day ñëw fu mel ne hôpital ñu bind ko ordonnance mu dem toog fee nit génn fekk mu toog nga ne ko sëñ bi ordonnance ba bindoon nag mu ne ma bàyyi mu añ sama kër te bu ngoonee nga gis ko mu ànd ak politicien bi nga xam ne soo demee këram ci mbalitam nga fajar nga fekk mbalitam ay pooju ginaar ak ay côteletu xaar yaa ngi dégg
ay pot yoo xam ne boisson xam nañ ko naan mu yeggul sax ñu sànni ci biir kon kooku di la def loolu te mu yor sa alal di ko foyee yow yaa war a xam sa bopp ba ëllëg même dama noonu sax il faudrait les gens ñu reprendre par exemple la constitution voter ci loo xam ne dañu war a may la population parce que population kese ñoo am pouvoir kenn am pouvoir bu ñëwee ba gis ni kii mi ngi leen ndax te mu flagrant fës ñu am yoon ñu mën a jaar pour voter ko génne ko ci quitte à ce que par exemple son second wala son suppléant jël ko teg ko fa parce que naxaate gee war a jeex tey ci Sénégal nous sommes en 2018 yaa ngi dégg war ñu toll ba tey di toll fa maam toll woon ñii di nax ñii di tedd ñii di sonn te société Sénégal loolu fa am quoi da gis ko am benn immeuble boo xam mi ngi tëm kër goo xam ne booy sëppoo fi mu dëkk gis ñuy togg som bi yaa ngi dégg ñoom saa ñu togg sax ba niñ tegoon pooju xar bi ci boor bi mu daanu ci kër googu xam nga loolu rafetul ci nit ñu ko ne war na ko daw parce que nit war na même booy dem ci mbooloo nga am su ma demee par exemple kenn dafa sol basin nga bañ a sol basin sol la ñuy sol ñoom pour ànd ak ñoom ci loolu donc politicien bu demee ba xam ni li ma yor ñii ñoo ma ko jox te ñoom tax ma toog fii te dara taxul ma toog lu tax ñu jiital ma dudul yaakaar ne sama xel xarane ci man jàppale leen kon war na am ngoru delloo askan bi njukkal te nu mu leen delloo askan njukkal lépp luy intérêt ci askan nañ ko war a delloo mën naa ci jox benn exemple sax tey man quand je vois par exemple fa ma dëkk muy Saint-Louis mu gis festival jazz yi ñëw ma gis festival jazz su passé man da waroon ay retombé par exemple ci ville Saint-Louis mais j'ai vu que par exemple sama xalaat la quoi ay retombé la yoo xam parce que ay nit ko def seen poste jëlaat seen avion dem nga dem France ci benn commune dara xew fa soo demee un mois après su affaire passé soo ñëwee fekk retombé yi ci ville bi lu tax tubaab jooju ñu war ñoo gën a mën a gore et puis un politicien bu fekkee da nga liggéeyal par exemple le président de la République c'est très important wala nga liggéey benn leader politique c'est très important mais bu la tegee loo xam ne askan bi gisu seen bopp bañal le tubaab gëmul yàlla gëmul yonent bi un ministre français bu ko président def loolu loo xam ne askan bi gisu seen bopp il démissionne parce que mu ngi ci xalaat ne par exemple ruus na ëllëg di dajeeg askan bi leen xool mu xam ne lii mu yor di ko tedde askan bee ko moomoon dafa leen nax loolu du ngor ci ñoom donc comme loolu am na nag par exemple ñun suñu bopp ñun ñoo war a yee suñu bopp ñoo war a corriger suñu bopp ñoo war a defaraat suñu bopp xam ñii nax ak ñi ñuy liggéeyal nit ki war na par exemple bu ñëwee ba taxaw ni askan war naa leen mën defal lii ak lii ak lii ak lii mais bu fekkee 10 choses à la fois na fexe ba na sërëg sa sax mandaam bi jeex mu def ci 8 ñu xam sax góorgóorlu na ci dara def na ci dara mais faraas doo gis dara dafa mu la romb cooto bi tante nañ ko appelé jël xam sax da ko tàll bu na ko soxla pour c'est tout un problème téléphone am pour ngeen jokko c'est tout un problème alors sa alal leen yor oto bi mu yor seen alal la essence bi muy daw seen téléphone mu waxee seen alal la ngeen accepté mu leen ndax di leen doon defee noonu ngeen koy toog di seetaan te ëllëg bu campagne jotee te mu dem duy benn oto camion ceeb wala duy wala suukar ñëw dugg ci quartier bi fu ne mu wàcc fa saaku ceeb ak yooyu c'est parce que xam na ne par exemple ñi la leen di ndaxee ngeen koy nangu loolu nag moo war a jeex tey te loolu li ko mën a jeexal ma par exemple ngeen conscient xam ne par exemple ñoom moomuñu leen mais yéene leen moom il faut servir le pays mais pas se servir du pays et puis société politicienne jëpp société presque en Afrique noonu la malgré tubaab dañ leen wax lu ne mais dañuy doxal yoon yoo xam ne parce que quand tu vas en France par exemple nga day benn tubaab ñu la ministre la ngeen bokk métro wala ngeen bokk TGV wala mu yor vélo di pédale da lay jaaxal parce que c'est lu kaw teg fee liggéeyam la amu ci laaj dërëm amu ci laaj dara mais fii xoolal tey foofu dem di dox dara bu fekkee relation amul dañ la laaj dara pour mu jàll te li lay laaj nga koy joxe yu yàq moom donc nit ñi nag ñoo war a conscient surtout les jeunes xam nañ seen bopp bàyyi leen sama doom na jaay laaj ñoo bokk ko ñag mayoon nañu attaaya mayoon na sama yaay ceeb déedéet yooyu jeex na ki may sa yaay ci jëleen ceeb bi ngeen togg mais boo leen dem ba war a voté ngeen xool par exemple ki leen di jariñ nag programme am ngeen di xool su ne ko programme am ba pare soo leen ci génne ngeen dem gëstu ko moom nit ki nu mu yaroo mais imam du n'importe qui lañ koy fal bu nekk bëgg nekk imam ñu bari ñooy taal seen loxo mais après dañ dem gëstu ji ku ne pour xam ndax réellement mën na ko yor wala mën na ko yor donte jàng na kon nag noonu la ñu war a fale un leader mais askan bi ñoom seen bopp toujours encore je reviendrai pour askan bi yéen a moom le pouvoir ñoom moomuñu ko kon waru leen mën na ñu leen di nax ki dafa war a jeex te c'est très important dafa am solo aussi par exemple ku ñu jox njiitu réew nga ragal yàlla au vrai sens du mot ragal waxuma ragalantu de
au vrai sens du ragal et puis bul am gàccewu ñëwoon li mën naa ko dem ba ci biir mënatuma ko nga woowee conférence de presse ñu toog nga ne effectivement leen waxoon léegi li mën naa ko mais c'est trouvé àddina bi la cour mondial dafa doxee nii ak nii moo tax mënatuma léegi lii mais du gàcce les gens comprennent que waxoon nga ñu léegi kat mais am na loo xam ci diggante loo xam mënatuma ko là on s'arrête tout le monde xam réfléchir xam ne vraiment il a été un peu honnête avec nous vous avez dit ça mais dem na ba ci biir xam ne lii parce que y a beaucoup de gens qui cherchent le pouvoir ni tey il faut ñu dem ba ci biir doo ko xam luy pouvoir dama naan souvent takk jabar yomb na rek mais gérer ko moo jafe takkal ko mooy bu demee ba ci biir bu dawalee 6 mois rek xam luy jabar loolu moo dal souvent leader politique yu bare du ci jàng nag parce que nit koo xam ne jàngul sax mën na gérer dëkk bi nit koo xam ne jàngul mën na nekk président de la République pourquoi parce que loolu dama naan souvent intellectuel du intelligent parce que pouvoir intellectuel chance la boo xam ne da nga ko gërëmee waajur parce que ñoo la encadré ba tax nga mën a réussir sa jàng mais assumer ko nag mooy mérite bi assumer boobu nag mooy fa nga toog di fa liggéey bu fekkee par exemple yow jànguloo nit mën a ñàkk jàng intelligent am discernement ak entendement dégg-dégg gis-gis li may wax souvent naan ñi teg nit li leen di wutale mooy dégg-dégg gis-gis ki lépp dégg-dégg moo la mën ki lépp gis-gis moo la mën yaa dégg kopp di moo tax ma naan nit su ne duñ ma nax rek ki lay nax moo yegg seegul mais ñoom politiciens yi nañ am ngoru même bu askan bi nangoo yéeni sax ñu am ngoru réfléchir dellu ci yàlla xam ne li ñuy tekki ñii c'est pas normal un policier na ñëw su daw ci tali bi may nañ ko privilège ñu ibbi tali bi yëpp moom mu jàll may nañ ko oto bi ñu koy jox par exemple bugg ñëw paas su oto paanoon ci tali bi léegi ñu di benn oto léegi mu duggaat ci dem may nañ ko par exemple carburant du war a pan ndax essence may nañ ko par exemple këram bi mu logé ñoo koy fay courant bu fa nekk ñoo koy fay téléphone ñoo fay de mu jël ay doom yu extérieur la ñuy faje la ñuy fay li cëpp ñun la ñoo koy fay donc pourquoi nag yow ko nga defal loolu ba pare toppaat ci ginnaawam di daw mais amul logique kon bu nit ki bu fekkee dañ ko defal loolu ba pare moom mu war a topp sa ginnaaw daw parce que xam na bu la respecté wul boo ko mbasee moom ëllëg dootu amati li c'est privilégié d'accord am na droit c'est privilégié war na ko am parce que aussi kilifa la boo xam ne waruñu ko tardé ci dara ci li ñuy topp tool parce que bu waroon départ fi jëm Tamba tey waruñu ko tardé ci dara su jaree jël hélicoptère wala avion jox ko sax mën na ci dem mais nag bu demee ba Tamba la mu fay réglé fekk ni suñu intérêt la ñun te bu ñibbisi aussi wax ñu dem bi ma demee Tamba lii ak lii moom fa yóbboon nii ak nii laa ko defee lii laa fa am mais ce que font les tubaab dañuy toog expliquer carrément ne par exemple que dañ demoon def lii dañ demoon def laa dañ def lii mais quand les Africains nag aiment qu'on les trompe da ngay dem tu te poses la question parce que tubaab day papa day nekk parti politique bi mu nekk parti politique bi nga dégg ñuy waxtaan ñoom ñaar ci kër gi mais da ngay yéemu xale bi day wax li mu xalaat papa jox li mu xalaat mu dem adhéré fi ko neex papa dem adhéré fi ko neex mais fii da ngay gis koo xam ne par exemple da ngay dem ci benn village boo xam ne suñu woowee chef de quartier bi chef de village bi wala ñu woo par exemple député bi fa nekk wala kay daan récupéré leen ma carte yëpp yow jéemoo sax xam ni même ñi ngay defal loolu aussi xamu sax fa nga leen jëmee te askan bi da ngeen yeewu parce que ñoom tey li ñuy lekk ñoom tey yéen seen doom wala seen sët moo koy fay ëllëg par état lu mu lebi mu dugg Sénégal ëllëg askan bee koy fay ci ay impôt te impôt ñi koy fay impôt kon seen doom ñoo koy fay wala seen sët yeewu leen ci loolu bu ñu wax dañuy defar lii ñu ko defaree 100 millions dem leen ngeen gëstu wut ay nit ñoo xam ne ci localité bi les conseils de quartier ñu déplace dem ñu won leen kayit yi ndax réellement 100 millions yoo koy defar parce que bu fekkee 100 millions defar ko fekk 25 millions moo koy defar les 75 millions de 100 ñoom ñoo ko séddoo seen poche bu ko séddoo seen poche pour seen njaboot ëllëg jàngi ci yéen seen doom ëllëg fay ko mais bañ leen loolu parce que luñ fi lépp rek xam ne ne askan a koy fay keneen du ko fay Sénégal kenn ko defal lu Sénégalais yi kon boog alors bu ñu fi lépp dugg ko ci dëkk bi ñoom ñoo koy fay et puis ñu bàyyi yeneen lobby yi Sénégal li ko mën defar mooy wax dëgg teg ko ci dëgg nangu dëgg aussi sëriñ si jàppale ñu trop parce que dama gis ne sëriñ si tey seen rôle tey dafa nekkoon ñuy jouer rôle autorité bu jiitu parce que may nañ leen ko ñun ñoo leen ko jox respecté nañ leen lépp lu ñu bëgg nañ leen ko defal lépp lu ñu soxla ñu taxawal leen ci kon rafet na ci état buy teg loo xam ne askan méngoowul ak ñoom li ñu xam ci alxuraan li yàlla santaane ñu taxaw ne état kat li du yoon ay nit bu ñu jàppante comme ñu jël benn leader politique tëj ko
mais c'est très important que nit ñi taxaw naan def naag ñi naan deful ñeneen def na deful mais nag war nañu am respect par suñu justice justice bi aussi war na moytu ñu leen di corrompre ce qui dit que bu fekkee def na deful parce que bu fekkee ñu ngi continuer ñuy defee nii tey man je sais ku ñëw lekk dem ku ñëw lekk dem parce que lu tax ku ñëw lekk dem parce que bu ñëwee par exemple fekk un système même bu fekkee système bi daf la avantager sa poche mais du dëgg mais bu ko laal bokku ci mais nag boo gisee yenn nit ñi di yuxu ñi di crise di xam ak yooyu c'est parce que ñoom am na ci ay nit ñoo xam tey Sénégal fii liggéey ñu ngi seen biir kër toog te di fayeeku chaque mois mairie bee leen di fay wala commune bee leen di fay wala sous-préfet moo leen di fay wala keneen moo leen di fay loolu nag moo war a jeex ñooñu na gis ñuy xatraay naan dekkul sàccul deful di alors que justice bi su tranché boo xam ne lii la bu nekkee seen faveur kenn du dégg ko wax mais bu nekkul seen faveur nag ku ne di wax ku ne di wax te justice bi dafa ay nit ñu maanu ñu ragal yàlla ñoo xam ne ñu am seen aqlaay di ko tranché mais pourquoi bu ñu tranché wul sa côté rek nga bëgg teg leen tort mais da nga leen gën ñoom da nga leen gën a bëgg par exemple seen doom am way boo xam ne dañ koy tudd ci ñoom rafet kon waruñu ko defee noonu état daal bu demetee code de contrôle ñu aussi maanu kii de contrôle yi nekk si état bi ñu maanu suñu maanoo ba dem gëstu ju nit saytu ko ba xam ne par exemple kii dafa lekk dara président que mu ànd yow que mu ñàkk ànd yow na fay te nañ ko dégomenter cette fonction teg fa keneen parce que du moom rek moo fi capable wala moo fi important nul n'est fait nul n'est important ki important mooy par exemple ki am xarañu par exemple li ñu soxla mu def ko même bu fekkee dafa la nu saaga day sax moom rafet na ci par exemple su fekkee kii aayul te kii ko mën defal nga jël ko fal ko mu liggéey Sénégal parce que pourquoi mu yow la saagante yeneen jotante moom saaga la mais yow moom li askan soxla moo ko mën mais fal ko mu defar lool te boo falee ko mu defar loolu ëllëg askan bi yow la ñu am confiance sa confiance yi moo continuer parce que yooy rendre compte moom du rendre compte mais pourquoi nag ñu nangu tout le temps ñu ñuy nax googu dafa war a jeex nax bi dafa war a jeex nax bi dafa war a jeex encore une fois parce que c'est pas normal que tout le temps les pauvres resteront pauvres les riches resteront riches parce que boo seetee système tey da nga xool ni dafa am ñoo xam tey par exemple seen maam tey ba tey jii dañuy tëdd rek dem seen doom yi chaque fois examen dañuy jàll normalement récemment ce qui s'est passé ak examen bac bi je dirais du ma ni dafa mës a am mais ñàkk fu woon peut-être niveau d'information moo amagul woon yaa ngi dégg parce que ngay bokk benn doomu kilifa classe bac jot ngeen mu jàll ak mention ñu ko pour su dem mais parce que relève lañ doon defante seen biir loolu nag la ñu war a dindi mérite moo war a fay dans ce pays parce que ñett ñu bloqué ñun tey ñett te foog mu leer ci kanam askan bi ñett yi ñu bloqué mooy il faut ñu ràññee chance ak mérite chance mooy may ànd a yow ñu fal ma dara ma jël la teg sama donte mënoo ko mérite mooy ma jël la fal la parce que yaa ko yelloo faveur ak droit bu fekkee dama la favoriser ci benn affaire ki moom ki nga xam moo ko moom de droit su ñëwee dañ ko war a jox mais je suis obligé bàyyi la fa teg la foofu wut waa ji wutal ko benn bureau à côté mu lay jàppale dossier bu ñëw ci yow nga jaar ci moom mooy liggéey lépp yow ngay caché rek mu jàll looloo war a jeex aussi ñu xàmmee aussi par exemple intellectuel et intelligent mais jàng du nit lii nit yàlla koy def ci nit mooy l'intelligence dañ koy judduwaale coefficient lañ koy judduwaale mais expérience àddina moo koy développé te am nañ ay nit ñu xarañ fi mais boo seetee am na exemple fi ci dëkk bi ñoo xam par exemple jànguñ jaaruñu école jaaruñu fenn tey xoolal ñaar lan lañ yor xoolal lan lañ yor tey te koo ci waxtaanal yéemu moo tax souvent su may waxtaanee ay nit yoo xam ne say seen xel dafay xale ne may naw may kontaan pourquoi may kontaan parce que ma xam ne kii may waxtaan tey man jëlee naa ci moom dara même na ñoo xam boo waxtaan ñu fi doo jëlee absolument rien ñoom ci ñoom dañuy fi di ñu jiite tey di nguur suñu kaw jor la neex et puis askan bi aussi par exemple xàmmee les transhumants ñu naan par exemple fu tooy ñu tag transhumant dañu ko war a sanctionné yow mënu ma toog fii nga taggal ma diw ay at mu daanu rek nga bëgg a tagg ke ka nga naxas et puis ay wax yu ñaaw yoo xam nga ne wax récemment exemple benn ministre wax parce que waxoon na par exemple ku fi transhumé par exemple lii nga te tey ma nga ne indi yooyu la askan bi war a reconnaître xàmmee ko bu parloo nit ki def na lii suñu bëgg suñu dëkk daal développé il faut que nit ku ne par exemple bu defee loo xam méngoo la ñu war defoo ñuy sanctionné askan bi nag léegi kontaan naa trop ci bi ngeen dégloo ba pare
mais ni ngeen ma mën a dimbalee rek mu jariñ ma jariñ leen mooy ngeen commenté wax ji parce que naw ma xel du doy te loolu leen ma commenté rek daf may yokk man yokk leen te loolu mooy defar Sénégal ngeen di sa xel mais di sama bos kii indi bosam ñu dajale ko loolu moo mën développé Sénégal du leneen du ko développé lu du loolu kon boog lii ñuy avancé tey sànni leen ko tey day continuer rek te ngeen ñaan ñu yàlla ñu sori ci trop mais nag fexe leen ba commenté ko bu baax a baax déglu ko na ngeen dimbale nag aussi ngeen jëlee ci njariñ ñeneen bi mooy rek wala bu leen kenn naxati je vous remercie